direct no la fa demee nag yee so naka la yaa ngi kula yee man Aboubacar laa tudd Aboubacar yee Aboubacar baax na léegi yow la am pour waat xanaa fii dañ fi am ay jafe-jafe wala jafe-jafe amul fii moom ke mais bon si biir boobu noonu man doo mën a waa si dara si loolu ban nga yemuna mooy ma nekk kaw non ñu mën a waxtaan si olof na mooy ma nekk kaw non ma mën ka kaw fana mu baaxee na mbaa dama ñama nga yee sayte mo se bo mo ndebe men soto la lo nyin dokol mero ke yalla ko be ñame mero dul beje comment li afo ñame amna benen maire do mu na am nga de sona am nga jara feri bi daf de ko disturb nak kenen nité sa do mu na le ekiti non ga so le mu da ekiti dem be wurus bu ga yagamti bu ga dugg ci bir gal bi gaay di ñu ekiti forcer sen bopa bi gaay de jappalante tamit afta dugal len ko benen maire de ñu be fi ndo fi la de TM gaay ya understand bu ga dem yeah man baax na jërëjëf dégg waaw ma ngi cool thank you so much Gente TV channel online TV la waaw man sénégalais nga nanga def ça va yaa ngi ok waaw tudda Ndeye Marie ok ñu ngi jógee ko Gente TV online TV la currently so fu mu nekk nii dégg ne féere bi nekk di daw so dañ ñëw fii tey ñu laajte leen seen jafe-jafe yoo leen nekk di am léegi nii man ñemewuma gaal maa ngi ni di jël gaal féere moo ma gënal te gisuma féere bi ñemewuloo gaal léegi da ngaa ñëw dugg gaal ñàkk pexe ndeysaan loolu métti na léegi yaa moom bagage yi wala ok so payment bi ñaata la $50 comme yow yaay fay $50 ak sa bagage bagage bi ak lii bi wala bagage bi is different from the payment man maa ngi si doogee yéeg yow yaa ngi si doogee yéeg te da nga ragal waaye lii métti na de waaye yàlla baax na dégg nga di nga aga jaama insha Allah amiin baax na jërëjëf thank you so much anyway we trying to cross here but it's like always things are getting from frying pan to fire. Crossing here is no more like peaceful, it's a hell. Really, we feel a lot of pain and difficulties. People of North Bank require a lot of help, obviously, because it's like both of the canoes and the ferries are like the same. Sometimes you will come here, you pay your money, and then you will not hear any informality, like there's no customer care here. So it's like, but it's better. It's far better than that of the ferry servicing, because without them here, obviously, things will be worse. Yeah. So they're doing their utmost best, and I think they need assistance, support, by creating a bridge for them, because you can see human porters sometimes. It's not long ago somebody drowned here. Seriously? So they carried a guy on the soldiers. So it's like, I don't know where the porter is tired or something like that. So the guy fell down and then the whole body was wet. And so, and that wasn't the mission. It is deviated. So what if the guy crossed and then there to join a car when the whole body is wet? So it's going to be difficult anyway. So, but I know the best thing is if the government cannot handle the situation, let them create bridge for these people so that the boats or canoes will anchor, and then people will have a smooth entrance to the canoes, and then life will be at least a little bit better. Because the way it is hell. Really, things are difficult anyway. So very much, thank you, sir. Okay, can you just mention some few difficulties that people are having here, like? Yes, sometimes the human porters themselves will be charging different prices, even though the securities are to be given a thumb up, because they are tirelessly doing their utmost best to see that everybody is treated equally, and then people will not be pirated here to be charged what they are not. So it's like sometimes you come orders to tell you $20, $30, $50 just to carry you and get you into the boat. But the standard price here is $10, and the securities are always working towards that. And those who are working with their canoes are also working towards that. So it means they are working hand in glove with the security to make things as smooth here. But those current people, porters, are man from nowhere. They are nobody. So it's like sometimes they can try to know who are these people. They are new here, newbies, and the like. They try to inflate price by realizing who you are. But meanwhile, as long as things are going on, they are trying their utmost best here anyway, because I'm a frequent traveler here. Like every day I'm crossing here,
So even though, whereas it doesn't appear every day, sometimes I will hang up around in the combos for days and then cross, but frequently I cross here. So I know what is going on here. So what is the fee? The fee for the canoes is $50. Yeah, instead of to bulk people in the canoe, they will just take few people for $100 each, and then they will just go. So it's also conducive and very flexible. What about the students that cross every day to go to school, Monday to Friday? Anyway, students, currently I don't know their status, but what I know previously was that those who are with their canoes here are doing so many efforts for students because students don't pay when crossing here. Even me myself, when I was going during my days going to school here, I crossed like every time, but they never charge a dime from me. I don't pay. So canoes don't charge students anyway, except if things occur differently. But what I know, that is that. Yeah. All right, thank you so very much. Thank you so much. We really appreciate your opinion. All right, you're welcome. Thank you so much. No, every day dama daan cross waaye léegi moom jeexal na. jeexal nga léegi. léegi boo doon crush. What was the fee for the kid? Daf daan nekk problème moom parce que sometimes da nga dee ñëw doo dee fekk féeri gaal nga dee am. doo fi dee fekk lan féeri. waaw gaal nga dee. waaw te gaal tamit sometimes mooy loolu. léegi da ngeen dee fekk. dañ dee fay moom parce que ku la uniforme sax. soo solee uniforme sax bàyyi force da ngaa jënd ticket even terminal bi sax da ngaa jënd ticket. non waxuma féeri bi comme gaal. gaal bi da ngay fay waaw parce que ku lay eb daf kay fay 20 soo duggee si gaal bi nga fay ku lay wàccee nga fay. kooku tamit moto bi nga fay. soo demee tam si school bi lu ngay lekk ak lu ngay naan the same thing pass bi moom dafa seer. That's so emotional, honest to God. I wish ma mun si dara rek dafal féeri bi mu gën a gaaw rek. But anyways, we are just appealing like ñu ngi ñaan ñoo xamante ne government bi woo ñoo xam anybody that can help and is a Gambian or non-Gambian nañ gaaw. Firstly, let's come and do this together because things are so hard, especially the student. Man xam nga ne students yi dama leen yërëm torok ak paa yi maire yi like dafa métti. Even góor yi sax dafa métti. dafa métti moom war a dem. ñoo xamante ne ñu ngi cross fii every day ban façon life lañ dee dundal. dégg ñoom suñu amul lu leen gënal moom duñ doon cross every day wala dina am leneen lu leen gënal ba mu des li ne loolu lañu war a naka la ban wéy nga xam ne loolu lañu war a use pour ñu dimbale leen pour things yi ñu mu yomb. xanaa Adama Barrow mu dimbale ñu si féeri yu baax mu defaral ñu féeri bi rek ngeen bëgg féeri bi wala mu defaral ñu bu lii nii bridge waaw. tamit yéen a ngi ko nii. Adama Barrow dégg nga government bi dégg ngeen Gambien dégg ngeen so please nañ try ñu jàppale waa North Bank they are really suffering and the Gambia at large. So please let's try to help them. This is indeed sad. It's sad, honest to God. Waaye xam naa ne kenn ñaanu ko yàlla nag. yaa boys wulaaro Mbeja tanante ay fana ka cross le ambe cross le ay kata mun kata SO alkata SO okay bin tal ka bonon jentite TV nata ngamoy ko ferio mantar bori kan sai atele mum bata ku dala sto jam senteng be nyamente ferio mantar bori kale mum bata ku dala sto bata ferio le doro wonen problème feri nyanta soto la sai ferio man soto nyamente nalbe dun kan nyin kono alka mum bata ku sto albe dun kan kulmo kono alka mum bata ku fo do be je ma haani kulugona do be jafa wallahi koleata sai amra mun nyanta ka pour ferio tariya daga ala beteyata alma ko sone ande ani sibaya baraka ba ke mero ngela ko mom wele baraka good day jërëjëf yaa ngi ko no tudd Cheikh Omar Cheikh Omar ok Cheikh Omar ñu ngi jógee ko Jantite TV channel dañ dégg ne fu mu nekk ni ko ren de féeri bi nekkul di dem so in your own opinion ñu ngi bëgg a xam fu mu nekk ni ban difficulties mu fi nekk. No, to be honest man nekkuma fi mënuma wax si mbir yooyu ñu nekk in charge of here ñooñu foog naa ñooñu la gën a war a mën a expliquer man dama ñëw. ok da ngaa ñëw dem. waaw. ok you are not staying around. non waaye léegi yaa ngi cross every day yaa ngi dem liggéey right. waaw. amuloo fi benn jafe-jafe like crossing bi every day all the time. non because fare bi is normal soo bëggee join taxi yaa ngi around soo bëggee join. ok taxi yi ñu fi. taxi gaal am na. ok taxi gaal dafa am. gaal am na gaal bu mag am na gaal bu ndaw am na ba pare enu bi $10 la bala nga dugga den laa jox nga sol life jacket the safety is fii ngay solee sa life jacket bala nga dugga si biir gaal. ok uncle thank you so much baax na jërëjëf dégg nañ la salaamaaleykum.